asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV di am mbégte di leen dalal saa su ne ci seen émission Njaacaar tey nag dañu fas yéene waxtaanee ñi nga xamante ne dañu am feebaru xel du ñàkk ne jamono yi ñu wees gis na jàppoon nañ fi benn soxna soo xamante ne dañu jàpp ne sàcc la ndekete bi ñu demee ba ci biir xel bi moo matul mu nekk phénomène bu doy waar ñu gis ko bëri na ci moroom ñu nga xamante ne ñu ngi dox te fekk na ne seen xel yembul waxtaan bi tey nag dañ ci fas yéene ànd ak ki nga xamante ne mooy docteur Aliou Diouf di psychothérapeute docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Lalla di am mbégte toog sa plateau encore une fois. ki ko taftal moo di Ansoumana Dione moom nga xam ne moom moo jiite kuréel bi nga xam ne moom mooy taxawu ñi nga xamante ne seen xel dafa des Ansoumana ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. Lalla maa ngi lay fay di am mbégte teew fii ci ITV ci émission bi ñuy wax Njaacaar di am mbégte sincèrement teew fii di la nuyu di nuyu suma xarit Aliou Diouf yàgg nañoo déggante téléphone tey lañu yàgg a gisante muy lu yéeme ma ci sant yàlla Songe Diouf ma lay nuyu di rafetlu nag sa liggéey di profiter di la féliciter man dama bokk ci say élèves parce que philosophie dafa nekk lu mu yitteel lu mu mës a yitteel ni ngay taxawoo xale yi dama ko rafetlu ma la ci féliciter di la ci sant di la ñaanal yàlla nag yàlla dëggal sa taxawaay di nuyu téléspectateur ITV di wax ne it kër gi du kër gu ndaw la ci ay at waaye dafa judd rek nekk kilifa i rajo ITV bi ñu juddoo la ñu topp ñu amee feebaru xel loolu may tenir à le dire di ko xamal kilifa yi ñi fi nekk yépp di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ci démocratie ci wàll gu nekk tey mbirum feebaru xel ñëpp la yitteel. ma leen ciy sant di leen ci gërëm. dëgg la waxtaan bi tamit dañ si ànd ki nga xam ne mooy professeur Songe Diouf professeur maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Lalla di rafetlu initiative bi comme d'habitude di ànd ak bégte participer ci émission bi nga xam ne mooy émission Njaacaar. di nuyu également sama gaañ yi kii moom waxoon naa la ko ñoo bokkoon fañ ñu tàggatee département de philosophie avant mu ñuy xaw a teggi bàyyi ji fële dem defi psychologie ma lay préciser ne du psychothérapeute waaye psychologue conseiller voilà c'est un psychologue conseiller Ansoumana également di ko ziar bu baax jot nañ daje ca TFM jamono yooyu ñu fay nekk moo ko yoo xam ne ku disponible la également saa su ko mu ñëw te combat bu noble la parce que ñooñu société bi am na fu mu leen teg kon li ngay def yooyu itam ñu ngi la ci ñaanal di la ci ñaax di ñaan yàlla mu jàppale la ci bu yéene yi ci am mu yemb jërëjëf Lalla. laata ñuy dugg ci waxtaan bi nag dañuy dem seetaan benn jàngat bu nga xamante ne Babacar Fall amal na ko ci mbir mi. coow li am fan yi jëm ci xale bu jigéen bi ñu doon wax ni dafa doon jël yëfu jàmbur ci benn boutique fële ci Sacré-Cœur indi woon fi débat bu rëy ñu bari ci askan wi doon ñaawlu bu baax anam yi ñu doon jëflante ak ndaw soosu ci xibaar. ku jigéen kooku dafa amee laago xel mu nekk agent ci benn ministère fii ci biir réew mi ndaw si nekk ku faral di amee feebaru xel loolu sax tax ba waa këram rawatina papaam ñaawlu bu baax anam yi ñu ko jàppee ak ni ñu ko filmer siiwal ko ci réseaux sociaux yi mu mel ni nag ñi amee feebaru xel dañuy faral di am ay jafe-jafe yu metti te seetlu bi moo di ñu ëpp si ñi leen di teg yooyu jafe-jafe doon ñu leen jege lool maanaam seeni mbokk beddi bi ñuy beddi ñi amee feebaru xel nag doon beneen coono bu nu war a jànkoonteel teg ci seen feebar ban taxawaay la askan wi war a amee ak ñi am feebaru xel ndax danoo war a daw sunuy way laago yi amee feebaru xel wala dañu leen war di jege pour delloo si leen yooyu yépp doon ay jàngat yu ñuy càmbar ci biir émission bii di Njaacaar. professeur jot nañu seetaan élément bi mu nga xam ne mbir mu yéeme la ñëpp gis nañ ko muy benn soxna soo xam ne dañ ko jàpp ci benn place su liggéeyukaay ñu jàpp ne sàcc la ndeke xelam moo matul phénomène bii nag liñ koy gis xaw na bëri. lan moo si sa jàngat. man li ma si njëkk a jàngat mooy ne mbir mi ñaari yëf daf ci am. parce que ki mu dal doomu aadama la
te dama amoon góor gu baax gu may faral di wax ne boo bañee juum gis rek jox ko cëru doomu aadama ba pare parce que loolu la ko yàlla cërale def ko xalifaam ci kaw suuf mu manqué ak mu bañ a manqué yow bu ko manqué jox ko cëru doomu aadama ci kaw mu nekk doomu aadama dafa am ay àq ak ay yelleef yoo xam ne loolu xewoon noonu wane na ci ay jalgati yu doy waar ci àq ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen yaakaar naa noonu loolu ñi ko war a toppatoo ñu ngi ciy toppatoo ba dana mujjee bu soobee yàlla fu mu war a mujjee beneen bi ci tegu mooy njuumte googu tamit day dal ñu bari kooku ci boutique lañ ko jàppee jiñ ko sàcc fekk xel ma naqari boo demee ci kaso yi di nga ko fa fekk boo duggee ci biir kër yi di nga ko fi fekk loolu nag day wane suñu yenn rapport yu ñu am ak feebaru xel mu doon loo xam ne nit ñi xamuñu ko balaa ñuy jàpp ne nit ki feebar na ci xel rek mu yanu ay dàllam walla mu summi ay yëreem nekk ci mbedd mi xëy na gaa ñooñu ñoo ci gën a metti la mais njuumte googu tamit dina amaat feneen nee naa la ñu ngi ci kaso yi ñu ngi ci kër yi ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi xëy na sax fii ma tooñ sama gaa yi toog fii ci studio bi xëy na am na ñoo xam ne parce que loolu dafa am lu koy waral xëy na nañ ci dugaat ci biir waxtaan mais njuumte la goo xam ne yomb nañu def ko ci jamono yi nga xam ne xel yëpp ñoo jaxasoo xëy na buñ duggee ci waxtaan bi gën a xóotal loolu Ansoumana ñu am un peu sa impression ci affaire bi nga xamante ne yow yaay jiite kuréel bi nga xam ne mooy toppatoo ak yelleef ñi nga xam ne dañ na seen xel matul ñu bëgg am déjà sa appréciation ci phénomène bi nga xamante ne dem na ba atterrir tribunal. waaw loolu bi mu amee man bi ma seetaanee vidéo bi pour la première fois dama wax ne kii wérul. yow da ngaa xool femme bi rek. dama xool rek man ne kii wérul bi demee ba si biir bi ma amee firnde bi automatiquement ci laa jokkoo ak ñoom. suivre naa que waxtaan ak papa ji ba ni ñu ko yóbboo ci benn structure spécialisée ba entré li fi nekk mooy mbirum feebaru xel la nit ñi xamul. parce que dugg ci magasin jël ay yére ñu ne la fayal nga ne ma nga taxaw ne fayuma la loolu rek signe la buy wane ne il y a problème xam nga feebar bi tey bi ñuy wax Covid 19. li muy njëkk génne comme màndarga mooy yaram bu tàng nit ki bu sojee dana sëqat mbaa mu ñandu mais feebaru xel ci comportement la ko nit ki war a seetloo ci waxinam ak si jëfinam ak si colinam nit ki mën na sol comme ni ko professeur waxee léegi nii ça arrive à tout moment mën na daal n'importe qui. n'importe qui donc bu fekkente ne dal na doomu aadama ci benn instant ci waxin ci jëfin rek war nañ ko bàyyi xel. masalan ngay wax ni ba mu yàgg rek mu saaga ndey te dara warul saaga bi balaa nga ko dóor vérifier d'abord donc ndaw soosu li ko dal victime la n fois. plusieurs fois am na feebaru xel jiñ nañ ko sàcc dóor nañ ko yàq nañ ay bagaasam sàcc nañu ko filmé nañu ko. wàññi nañ suturam. ay mbokkam société bi mais man li ma ciy wax toujours moo di ne fay mel nii su amee dafa war a ubbi benn déclic boo xam ne toute la conscience collective dañ naan lii kat jar nañu taxaw gis nga bi fi waa ji bi ñu fi reyee xale bu jigéen ba te naan dañ ko daggati waa jigéen États-Unis yàgg na ça fait ay 15 ans ci gannaaw 20 ans presque dama fàtte turu xale bu jigéen bi dañ doon sax yàgg na ca kawam après kii na ko chaque fois da ngay gis ay fay mel noonu mais du mos am déclic te déclic tant que amul danañ wax ba sonn te du am changement te mbirum feebaru xel nag nekk na la loo xamante ni jamono gi nekk ni tey jii mooy priorité des priorités c'est la première priorité mbirum feebaru xel buñ ko toppatawulee suñ ko xaymaa est-ce que mën nañu xam ñaata la toll fii instant bi Sénégal daanaka tey dama ko ma sox ci dama ko ma sa bind ñu interpréter ko neneen dama ne boo jëlee 8 Sénégalais sur 10 fukki nit yoo jël juróom-ñett yépp
am nañu jafe-jafey xel. jafe-jafey xel bokkul ak feebaru xel. jafe-jafey xel ñun ñi nekk fii nii ñun boo fekkee ne juróom lañu jàppal ne ñetti wala ñeenti am na jafe-jafey xel. jafe-jafey xel li koy indaale gis nga sànq rek yow dal na la sànq. waaw jot nga fi am tuuti sànq jafe-jafey xel. ba ngay toog di xaar sa invité bi. moment boobu yaa ngi stressé wu. maa ngi koy xaar de man de xaw ma fu mu toll. gis nga moment boobu nga nekk noonu. moment de stress. moment de stress la dafa dis ci yow. moo tax man la doo ko seet doo ko woo nga xam fa la toll. maa ngi wàccee sa stress boobu maa ngi lay dimbale. donc nit ki xelam lu koy jaxase dafay yomb. te nag bu xasee ba mais stress ak loolu est-ce que xawul ute. daf ci bokk stress jaaxle tiit xanaa xam nga nit même bu tiitee sax fit bi dem na benn toile benn këyit dana naaw rek fit doomu adama bi dem bu deful nak mu jaara fa xel ma tëb fekk benn toile kese la. léegi nag pour que xel mi bañ a tëb il faut ñu won ko ne ko lii kat toile rek la dul leneen. toile la ba ñu xam ne lii toile la su boobaa du am problème donc mbirum feebaru xel dafa di lu sensible gis nga xel ak xol mooy ñaari organes yi nekk si doomu aadama dañ ci war di bàyyi xel bu baax. xol moom bu taxawee rek mu nit ki dee na. xel aussi bu taxawee nit ki dee na mais mi ngay dox philosophie xam nañ loolu. ñu bay tey jii ñu ngi dox fekk dee nañu bu yàgg ñu ngi si biir nit ñi nag. fekk ay néew la du donc yuy dox. feebaru xel ba ci tey jii le président de la République Macky Sall. Abdoulaye Diouf Sarr feebaru Covid bii dafa indi psychose boo xam ne dafa indi stress boo xam te ni. mën na leen indi jafe-jafe mais tey même le citoyen lambda le fait que ngay dox naan man kat feebar bi temps la Covid bi nii nga ciy xalaat tout le temps mais loolu yëpp dafay jaxase dafay indi jiixi jaaxa tey jii embouteillage yi boo duggee ci oto yi nit ñaa ngi xuloo nit ñaa ngi reyante parce que seen xel yi ñoo jaxasoo seen xol yi mënu ko xam nga xel ak xol dafa am benn liaison. su xel jaxasoo xol dootul tranquille su xol yëngoo xel dootul tranquille donc ñaari fam benn symbiose. donc dafa man daal damay ñaan yàlla mbir moomu noonu surtout nag mu dal jigéen su bu doon góor la amul problème mais mu dal jigéen. jigéen nekk yaay. nekk soxna nekk magasin mu dal ci kawam tey normalement émission bi bu nu si jàllee au moins war na mun am déclic tàmbale ko ci président de la République Macky Sall. ba ci bépp sénégalais pour que mbirum feebaru xel ñu jox ko gëdd. amul nag benn réew bu mën a développer fekk xelu doomu aadama yi tàggatuñ ko ba mu rafet tey sénégalais le principal problème du Sénégal dama koy wax ba mu leer benn problème la Sénégal am buñ ko réglé lépp réglé suñ ko réglé wu dara du réglé mooy bopp yi. bu ñu réglé bopp yi on règle tous les problèmes. Professeur est-ce que comme ni ko Ansoumana waxee léegi Sénégal joxul gëddam problème mu xel. waaw wax na dëgg parce que boo ko seetloo gaañ yi ni ñuy jëfee ak ñooñu nga xam ne dañu wax ne seen xel dafa des wala dafa xaw a manqué dafa lay wan ne wax dëgg yàlla comme ni mu la ko waxee moom Ansoumana joxuñ leen gëdd bi nga xam ne dañ leen ko jox. bari nañu sax ñoo xam ne même bu fekkoon am na loo xam ne mu ngi dox seen biir. waaye ñun ñoo koy yee. maanaam boo moytuwul ñooñu ngay woowee dof sax ñun ñoo leen dofloo. maanaam société bi mooy ràngati ñooñu. waaw société bi moo leen di ràngati. ci naka mais ci naka mooy déjà ni mu tëddee la. ni mu tëddee mooy boo ko seetloo bu fekkee da ngaa jiital li nga xam ne moom mooy am-am mais ñaata nit ngay gis yow itam ñoo xam ne génn nañ seen kër. lal la dem nañ dëkki feneen dumoo nañ seen bokk dumoo nañ seen dëkkandoo mujj gi ñu dem construire benn univers mental boo xam ne au départ lan moo ko sos maanaam seen poste na mu sooxee gisuñ seen loxo ca biir kër ga boddi boobu ngay boddi dina dem boo waaji au lieu que mu nekk quelque koo xam ne dina mën a intégrer ci biir société bi mais au contraire da nga koy renvoyer vers la solitude et finalement mu enfermer wu un peu dans la maladie mentale. kon dafa nekk société boo xam ne société boddi la société xeebaate la société boo xam ne la du ñu naw nit duñ jox doomi aadama gëdd bi nga xam ne moom la waram kon boo ko seetloo société bi ci boppam moom day fabriquer ses propres fous beneen affaire bi comme ni la ko
Ansoumana junjee sama naataango bi wax ko également contexte bi ñuy déroulé dafa nekk contexte boo xam ne li gars yi di wax c'est un contexte anxiogène maanaam dund gi tëddee na noo xam ne mu nga ca biir kër ga daw bi pour koom yi boo génnee ci biti agression yi embouteillage yi maanaam jafe-jafe yooyu yëpp day tax ba fi mu nekk nii mécanisme yi nga xam ne moom moo fi nekkoon ci suñu société yu njëkk ya mécanisme de régulation yoo xam ne ci biir kër gi mënoo ràññaatle ki am ak ki amul mënoo ràññaatle ki nga xam ne gafaagam dem na ci cin li boo génnee ci pénc mi tamit kazalika comme yooyu nag dafa dem bu jóge fi solution bi rek day nekkati une solution individuelle parce que nit ki société bi daf ko lâché parce que société de compétition la te nee na la ca biir compétition ba ñi am ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi normal donte ñoo gën a ràngateku ñëpp waaye société bi du leen jox position boobu mais ñam koy jox mooy ñi nga xam ne boo ko seetloo seen loxo jotul seen ginnaaw nga gis leen ñu leen di teg yenn position xool am na loo xam ne lan la maanaam li ñuy wooyee dëmm seetlu ko il est très rare wala boog du mos a am nga gis borom daraja buy gaaree oto am teraanga dem di ñëw ñu ne famille bi ay dëmm lañ mosoo ko dégg kañu itam dëmm toujours boo ko seetloo boo duggee ca koñ ba fa mu nekk dëkkuwaay ba dafay xaw a tumaranke seen loxo du jot seen ginnaaw su ko defee bu timis jotee ñuy dàqale yi yow heure bi da ngaa dof ngay dugg kër ñoom diw xamoo ne ay lekkat la noonu la ñuy def ba finalement di nga gis ñoo xam ne dañ leen di dofloo complètement alors que au départ ay jafe-jafe dund dong la waaye société bi nam taxawee nam leen boddee nam soxoree ca ñoom mayu leen dara finalement dañuy sombrer simplement basculer ci li nga xam ne loolu mooy folie pour revenir nag ci fait bii nga wax dafa nekk loo xam ne dafa xaw a doy waar man ñaari jàngat rek laa ci am benn jàngat bi bu njëkk bi mu ngi xaw a méngoo ak li may wax nii société bi préparé wuñu ko maanaam tàggatuñ nit ñi pour ñu mën a tatagal gàttandu ñooñu nga xam ne seen xel dafa wàññeeku parce que comme ni la ko Ansoumana waxee am na ay type de comportement bu ko nit amee bu fekkoon newoo ci société boo xam ne répression la jiital newoo ci société boo xam ne parce que ndaw soosu am na nu mu doon solo am na nu mu doon bindoo donte dafa tàggoog sagoom traitement bañ ko def duñ ko def mais parce que bañ ko xoolee xëy na nam bindoo moo tax joxuñ ko benn gëdd fàtte ne comme ni la ko kii waxee mais doomi aadama c'est une valeur en soi du yére ba mu sol du oto ba mu sol du jëmm-jëm nga xam ne moom lay refléter donc ñaar yooyu la benn bi ñun on n'est pas préparé à gérer maanaam place bi nga xam ne moom lañ war a jox ki nga xam ne dafa tàggoo xelam joxuñu ko parce que ñun liñ jàpp mooy ki tàggoo xelam bokkatul ci ñun léegi la tane mais amoon na jamono joo xam ne lu ñu leen doon def kii xam na ko dañ leen doon yeewu mel ni ay bàyyi ma ci biir kër parce que dañoo jàpp ne ñii moom bokkatuñ sax ci doomu aadama waxatuma ci askan wi mais doomu aadama sax bokkatuñ ci kon bu léegi loolu dafa dëñagul ci ñun c'est vrai que nag am na ay liggéey yu mucc ayib yu ñuy def ñoom psychologue conseil yi boo demee ca Ziguinchor am na centre bu ñuy wax Kenya boo ñëwee fi hôpital am na hôpital psychiatrique de Thiaroye am na fi hôpital Fann de plus en plus am na benn tuuti prise de conscience mais ni ko Anse waxee dafa am benn déclic boo xam ne amagul il faut que ñu préparer ñun ñu nangu ne société bu nekk dina am ses propres fous société bi nag dina ko sécréter parce que environnement bi ak yi nga xam ne moo fay am mooy tax mu am waaye nañu am une préparation psychologique boo xam ne dafa am noo xam ne noonu lañ leen war a defaree xam ne ñooñu tey ñun mënoon nañ nekk fi nekk te ñun ñii tant que suñu dund jeexagul tant que suñu fan jeexagul pour ñu basculer dans l'autre registre du yomb de manière plus générale ak am na boroom xam-xam boo xam ne moom xam na ko mu ngi tudd Michel Foucault li mu ñuy fàttali mu ne def leen ndànk ci tubaab ni mu koy waxee mu ne ce n'est pas en enfermant son voisin que l'on se convainc de son propre bon sens bu ma ko firee ci wolof maanaam jàpp ne diw dof na diw tàggoon na xelam diw ràngateku na taxul mu wóor la ne yow moo ma di ko wax wër nga loolu liñ ci mën a jàngat mooy nañu def ndànk nañu xam ne lii li ci ëpp bu fekkul wàllu jëfandikoo ay sinéram ak ñoom li ci ëpp laa la wax boo ci jëlee drogue nga jëlee ci yenn accident yi yenn choc traumatique violent yi boo ko ci jëlee li ci ëpp genn wàll gi société bi moo leen confiné dans cette situation là ba ñu basculer dans la démence pourquoi mécanisme de régulation yi de récupération yi nga xam ne moom fi amoon dafa relâché wu complètement loolu laa ci mën a wax dans un premier temps ok professeur dégg nga li professeur Songué wax léegi bëri na si ñoo xamante ne tey jii ñu ngi solu nekk apparemment nekk sain d'esprit ñu ngi ci biir kër yi di dem di ñëw ne fekk ne tàggoo nañ ak seen xel. non tàggoo nañ ak seen xel wala ñu ngi waaj a tàggoog moom xam nga. lan mooy signe yi. li Ansoumana wax dafa am solo nee na bind na ko. ne juróom-ñetti Sénégal fukki Sénégalais yoo jël. juróom-ñett ñi am nañ jafe-jafe xel. jafe-jafe xel j'aime bien ni mu ko tuddee jafe-jafe xel parce que man
damay raisonner toujours en termes de santé mentale balaa ñuy yegg ci pathologie. jafe-jafe xel yooyu mooy mujj yegg ci yow baat bi yaa ko jëkk génn mooy ràngatiku te li leen di ràngati mën naa nekk ci biir société bi mën na doon phénomène extérieur à la société mais qu'importe li wér ba wér mooy tubaab yi ëpp ñu ñum xam-xam xëy na dañoo gën a gaaw a systématiser yenn yi bu dee da ngay jàng par exemple les questions de quotient intellectuel nit fu xelam toll ci QI yi ak yooyu tey jii xam nga bu ma ne nit fii imbécile nga mu ne dama ko saaga bu ma ne ko idiot mu ne dama ko saaga xam nga fekk na yooyu ay tolluwaay la ci xel nit ki mën na nekk idiot mën na nekk débile mën na nekk imbécile mais ñun amoon nañ catégorie yooyu yu leen di ràññee ci suñu biir société balaa ñuy tëb ne nit ki dof na parce que ràngatiku na mais dañ naan wayadina wala matadina wala ñu ne da ngaa réew. wala yembadina réew moom beneen affaire la réew moom dafa am beneen xalaat bu ma ci xam. non da ngay faral di dégg ñu naan kii dafa réew ba dof. waaw mais loolu waxin la. loolu waxin la mais yii ma lay wax ni ay nattukaayu xel la. nit ki matadina. nit ki yembadina. nit ki doyadina. ràngati nag mooy le degré extrême. bu ràngatikoo ne. dem na. loolu société yëpp ñoo ci bokk yem am na foo xam ne bu fa nit ki tolloo ci tàggoo ak sagoom soit dañuy tëj naka tubaab yi daan defe seen institution psychiatrique yu jëkk yu metti la mbaa ñu tënk yeew walla ni ko suñu mbokku maliens yi daan defe ñu exiler leen gis ngeen bi train kii di daw express Dakar Bamako jafe woon na gaar bu nekk ci raay bi ñëwoo fa fekk fa dof bu sant Fofana wala turu malien parce que ñoom bu ñu leen mënaan sonal moom dañuy jël rek yëpp ci saxaar ci saxaar gi Sénégal la jëm fu dof ba wàccee rek fa lay féete dëkk yu bëri yu nekk le long du chemin de fer amoon nañ loolu ay méthode la méthode yooyu nga xam ne fa lañ doon toll bu ñu deful ndànk ci li Asumaan wax ñëpp mënuñu leen tëj ñëpp mënuñu leen exiler léegi nit dina ñëw indil la doomam moo xam na ci lan la yëngatu kii xam na indil la doomam tegal la ay problème ne la doom ji dafa am ay problème nga commencé liggéey ak doom ji bi ci biir nga gis ne yaay ji walla baay bii moom la ñu war a jël en charge loolu lu ko waral effectivement mënoo ko xam lu dul nga étudier comportement wu nit ki ñun ñëpp koo ci gis da nga am structure de personnalité boobu li ci ëpp mooy personnalité névrotique ni nga naan ma nañ ko ràññee am na yoo xam ne moom la ki tàggoo xelam di def yow moom ngay def même catégorie bi la parce que nit ki balaa muy ràngatiku ci biir personnalité am day ut luy dalal xelam bu demee ba loolu mënatul dalal xelam ci lay ràngatiku mais ñun ñii dina naqaree wax ci wolof am na ci ñoo xam ne ay obsessionnel lañ am na ñoo xam ne ay dañuy anxieux am na ñoo xam ne ay angoissé lañ loolu ay signe de névrose la. non signe de névrose la mais loolu mën nga dund ak moom ba dee te doo ràngatiku comme nit di dundee ak jabat di ko contrôler ba doo ràngatiku léegi nag bu ñu demee ba société bi jàppale ga mu la daan jàppale pour nga des ci seen biir comme ni ko professeur waxee jàppale googu moo xam ci am la moo xam ci di la seetlu la moo xam ci di la taxaw parce que baatu taxaw bi dafa am solo bu ñàkkee rek mën nga basculer moom la ñuy wax décompensation également lu mel ni lu la bett comme ni ñuy wax choc traumatique mbetteel gu miti dal la fekk loolu nga doon dunde mu ngi woon ci yow de nekk ci keneen mais yow am na lu dal ci kaw un choc extérieur boo xam ne day mel ni reen bu fa nekkoon la rek mu suuxat ko loolu génn moo tax il est important de dire foofu rek la déclic bi mën a jël de dire que jombul kenn ñun ñëpp ñu ngi doxantoog ferñeent yoo xam ne lu ci dal rek mën na ñëw yóbbu pour baat bi ñu daan foye bi ñu nekkee xale mën na ñëw yóbbu kabanoo parce que noonu lañ ko doon wax léegi nag il faut que mu am benn éducation bu ñu def ci population yi pour ñu xam ne ñooñu mu ngi dal bërka démba wuutaw ñu woon ak Ansoumana mi wuutaw ñu ak man wuutaw ñu ak yow wuutaw ñu ak keneen dog-dog moo leen di dal walla lu leen bett ëpp leen doole walla sàggane bu ñu leen sàggane parce que boo ko seetloo xëy na maa ngi guddal mais boo ko seetloo ci suñu biir société yi quand même bañ laata yegg ci ay jatang ak ay takk am na taxawaay boo xam ne daanañ ko taxawloo ñooñu seen xel manqué ci biir société bi
te mu amoon sens. bu bëggee mën nañ ci xuus xam nga si suñu biir yar ñun africain imaginaire daf ci am solo. yéen ñëpp dëkk yi ngeen màggi gis ngeen fa ñu tàggoog seen xel mais toute une mythologie tout un univers toute une histoire la ñuy construire autour de ñoom. loolu façon la bu leen société bi daan récupérer xam nga ba pare di si jëlee nag ay normes pour yar soo gisee ñuy wax par exemple xale warul taxawaalu digg bëccëg. duñu yem si digg bëccëg gi dëkk boo dem am na ruq yoo xam ne. xale waru foo dugg boo ko seetloo bu baax. ay ruq la yoo xam ne dañ fay bëgg a sàmm alam bi. nit ñi bañ faa bari ay tànk pour caxatee ko. maanaam ay forêt lay doon ay forêt. wala foo xam ne am na biodiversité wala yu mel noonu. ñu gaafal ko ne. diwu sàngam fa la ñàkkee xelam parce que waxtu sàngam fa la ko fekke donc imaginaire boobu ñu doon construire. à partir de nit ñi mel noonu. société bi daf si doon profiter pour yaraale ñi nga xam ne tàggoogu ñoo seen xel si nan lay demee noonu te bu nit ki masaan dem ba tàggoo ak xelam également mais daf doon quelqu'un d'utilité publique. c'est ça. koo xam ne mag ñi xarañoon xarañ goo xam ne nañuy natte fu xel toll noonu la ñuy natte fu xel demee. ba ak lu sa xel dem am na noo xam ne yow daanañ la ko utiliser ci biir société bi. ba nga amal njëriñ société bi. en contrepartie société bi di la taxaw lu mu waree woon. doo mar doo xiif doo rafle. bu jéggee daayoo nag moom foofu société africaine beeg asiatique beeg ñeneen ñi ñoo ci yem li ñu ci xam. mooy tëj walla tënk. walla exilé comme ni ma ko xam mais yooyu ay solution extrême la yoo xam ne. quand même nit ñi ñu ngi ci commencer réfléchir. mais réflexion boobu pour mu am solo il faut ñuy réfléchir en termes de santé mentale. bu ñuy réfléchir en termes de santé mentale bu boobaa nit ki nit la rek. ak xelam fu mu mën a toll dañ ko war a taxawu nit. moo xam sa hôpital ba la moo xam si biir kër gi la moo xam ne muy. loolu laa la bëggoon laaj Ansoumana tey jii dañuy faral di gis tant que demoo ba yenu say dàll duñ la assistance bi muy wax doo ko am. xëy na man wala keneen ak keneen ñu ngi ci biir kër yi am nañ jafe-jafe xel soxla nañ assistance soxla nañ ku ñu ci taxawu mais doo ko gis te aussi dafa nekk benn sujet boo xam ne dafa xaw a tabu fii rarement ngay gis kuy yëkkati doomam wala jarbaatam wala kiiwam yóbbu ko hôpital ne kat docteur am on n'a pas l'habitude boog de consulter ay psychiatre wala ñoo xamante ne dinañ la jàppale balaa ngay egg ci point extrême boobu ñuy wax naka yéen lan moo ci seen taxawaay ci en tant que association ci. xam nga foofu damay dellusi ci benn responsabilité bu mag a mag maanaam état bu Sénégal toppatoo na wàllu njàng wàllu courant wàllu mbay wàllu audiovisuel toppatoo na secteur yëpp. ba mu des santé mentale boo demee tey ministère de la santé et de l'action sociale. waaw man tey yàlla dogal na foofu laa nekk. dama fi nekk en tant que président wu ASSAM waaye conseiller laa ci ministère de la santé. conseiller la à la direction générale de l'action sociale. boo demee ministère de la santé direction de la lutte contre la maladie foofu la am division de la santé mentale. division boobu ña fa nekk waruñu foon nekk dama koy wax tout le temps la psychiatrie ñoo yor division bi te psychiatrie warul yor division bi parce que xamuñu dara ci santé mentale. santé mentale dafa mel ni oto. buy soxla carburant. buy soxla ñu koy sang. buy soxla huile. buy soxla lu bari. psychiatre bi nekk mécanicien tant que oto baa ngi normal soxlawuñu mécanicien. tey nag Sénégal dañuy jàpp santé mentale comme psychiatrie kii mi ngi ni psychologue la yow journaliste nga yow yaa gën a bokk ci santé mentale que le psychiatre. parce que journaliste bi saa yu xëyee man tey Sénégal ku ci yeewu bëgg nga am information muy nuyu suma grand frère bi nekk ci Congo Moussa Dione. saa yu ma yeewoo 5 heures du matin sama WhatsApp moo may envoyé revue de presse man sama soxla xoolal àdduna tey ki nekk Congo moo may informé. ma yër xam ni xew ci dëkk bi sama xel mi ngi tàggatu. le psychiatre moom lañ dénk tey division santé mentale. professeur Adi Sylla moo fa nekkoon.
ma xamal leen ne tant que psychiatrie mi ngi ci biir ministère bi du ma sa dox. ñu dindi Aïda Sylla indi Augustin Tine psychiatre man ñii ba léegi ils n'ont pas compris la psychiatrie mi ngi dépendre de l'université donc université mi ngi dépendre ci enseignement supérieur nga dénk ko mbiru ministère de la santé lan la ci xamu ci dara moo tax ba fii ñuy waxee nii mbirum santé mentale ñoom maanaam duñu xam sax fu ñuy tàmbalee ak fa la ñuy yeggalee xamuñu soxla doomu aadama yi ci mbirum santé mentale boo demee dans les régions boo jëlee pyramide sanitaire boo demee Kaolack ga ma dëkk Tëngéej ba ma jóge nii Diourbel Pikine boo demee Dantec pourtant Dantec hôpital la mais boo fa yóbbee comme feebaru xel duñ ko jël et pourtant Dantec tey bokk na ci hôpital yi gën a rëy ci Sénégal amul fu ñuy fajee feebaru xel te loolu ñun bañ ko waxee en 2000 la OMS comprendre loolu mu ne nañu duggal les services de santé mentale dans les soins de santé mais ba tey loolu amul boo jëlee ni da ngay dem ci région yi nga ne diw de médecin la mais doo gis psychologue doo gis psychiatre service yi doyul te loolu yëpp nag tey nit ki su feebaree nekk Diourbel Touba na mu toll ak Diourbel na mu toll nit ko am feebaru xel di dóore kenn amul foo ko yóbbaale ci temps couvre-feu bi ak état d'urgence bi ça a causé beaucoup de problèmes. mais yéen est-ce que xayma ngeen ñaata la toll si ñi nga xam te ne dañoo am feebaru xel ñu ngi erré. ñun ñiy erré lim bi xam nañ ko. mais ñaata la toll ñetti junni la ak lu topp ñetti junni ak lu topp parce que en 2013 la ñu def recensement jël 2192 en 2013. ñu nekk ci structure yi nag. te feebar bi dafay yokk. mais boo jëlee ñiy dem ci hôpitaux yi di consulter wu. mais ñooñu seen lim mais jéggi na dayoo. neurologie bu Fann ñoom joxoon nañu seen statistique donc yaa ki at ci gannaaw. wax nañu ne 200000 malades par an. 200000 malades par an. neurologie bu Fann psychiatrie bu Thiaroye ku ñëwagul li fi nekk mooy ministère de la santé et de l'action sociale. fa ma nekk Abdoulaye Diouf Sarr jiite ko mosu ñoo def réunion ci mbirum feebaru xel dama leen koy wax tout le temps est-ce que réunion mos na ministère de la santé ñu ne santé mentale la mosul am c'est comme si feebaru xel dafa bokkul ci ministère bi nekkul ci seen ñàkk bëgg-bëgg ak seen ñàkk xereñ mais dañ ko dénk ñoo xamante ni ñoom nekkuñu fa. moo tax man may wax tout le temps nañu jël division bi ñu dénk ko maanaam ministère de la santé nekk nag boo na ko yore. ñun ñëpp kenn ku nekk suñu ay doom seen dund joxuñu ko suñu ay dëkkandoo de kenn ku nekk suñu dund njaboot da ngay génne dépense jox sa soxna mais amul kenn kuy jël sa dépense su kër di ko jox beneen kër pour mu toppatoo la say sa ay doom. donc mbirum feebaru xel dafa nekk priorité te nekkul priorité. dégg nga ay programme PALU dégg nga programme bu nekk mais dégguloo programme santé mentale. est-ce que du parce que dafa nekk feebar bu xaw a tabu moo tax nit ñi dañuy bëgg di ci wax. feebar bi sax nit ñi ñooy wax tabu mais tabuwul. feebar la comme feebar yépp parce que xam nga la mooy nekkul tabu mooy loo gisul mais sa Sénégal tey ba ci buntu palais Macky Sall daf yaa ngi fay tëdd. foo dem ci Sénégal yaa ngi gis ay nit ñi am feebaru xel kon kay tabu amu fa. tabu mooy loo xam ne kenn du ko gis te kenn du ko waxtaanee. suñu culture comme ni ko professeur waxee sa sànq. yàgg naa ko wax. mooy société sénégalaise elle rend fou. Sénégal mooy dëkk boo xam ni mooy dofloo ay nit. suñu culture suñu cosaan suñu aada bu am na benn instant dama ne nañu bàyyi di wax naan diw dafa dof. bu fekkee dafa juum. nañu jël léegi naan dafa sida wala dafa tuberculose boobu dafa cancer. parce que feebar la rek pourquoi nit bu juumee rek wala bu defee dara ñu ne dafa dof. loolu mooy exclusion. il faudrait que ñu jël ñi am feebaru xel jàppale ne comme ay nit la ñu parce que man ba may tàmbali liggéey en 2000.
et tey ça fait 20 ans. dama ci sant yàlla nee naa si c'était à refaire 20 fois. je l'aurais refait 20 fois. bi may tàmbali xale bu tuuti laa. en 2000 je n'avais que 35 ans. journaliste dañu naan ndeysaan il est très jeune. tey am naa 50 ans mais rëccuwuma ko. te ba tey kat la ma doon laaj en 2000. ba fi ma toog nii moom lay laaj. donc rien n'a changé. rien n'a changé absolument rien. professeur. waaw li mu wax am na solo lool dégg naa ko sànq muy wax ci affaire psychiatrie. c'est vrai que benn aspect la waaye mbirum dof dafa nekk maanaam loo xam ne la mu war a mobiliser. toutes les disciplines lay mobiliser. dafa nekk au cœur de la philosophie même. de la psychologie de l'anthropologie de l'ethnologie bref dafa nekk discipline boo xam ne prise en charge am il faut que décideur politique bi comme ni mu la ko waxee am ci une claire prise de conscience ça veut dire que boo fi nekkee jàpp ne rek bu ma multiplier hôpitaux psychiatriques yi par 20 par 30 par 40 j'ai réglé le problème tu n'as absolument rien réglé parce que am na ci loo xam ne wàllu psychiatre bi la am na ci loo xam ne du wàllu psychiatre bi wàllu sociologue bi la am na ci loo xam ne wàllu anthropologue bi la am na ci loo xam ne wàllu ethnologue bi la am na ci sax loo xam ne wàllu linguiste bi la donc ça veut dire que moo tax may la le grand problème non seulement accordé wuñ ko cër bi ñu ko war a jox mais dañ ñoo préparé wul sax ñun ci suñu bopp pour ñu mën a gérer loolu nga xam ne mooy ñuy wax dañoo dof maanaam dañoo tàggoog seen xel parce que boo ko seetloo nee naa la société bi daf la dul may dara li mu la wax dëgg la c'est une société hautement fortement agressive et répressive parce que naxaate bi mooy ñun société teraanga lañ ñun société mbaax lañ ñun société générosité lañ dimbalante lañ mais encore une fois loolu cliché la tant que yaa ngi wër lal la tant que yaa ngi yàlla ngi lay suturaal nga ànd ak sa kattan di dox di dem di ñëw di jëflante santal sa borom waaye bés bu la xeetu natt bu gën a ndaw rawatina tàggoog xel bu la sago bu la jógee ci ngay gis société bi na mu agressive na mu ingraté à l'égard de ses propres membres te comme ni la ko ñu ñëpp waxee man loolu laa gëm suñu société c'est vrai que toutes les sociétés am nañ benn part ni ñu koy waxee de rejet boo xam ne c'est mécanique c'est lié à l'organisation de la société elle-même mais fii dafa exacerbé wu on te donne aucune chance pour ñu récupérer la lan la un temps soit peu rek ñëppay organisé wu nee naa la ca koñ ba lay commencé mooy tuloon ko de waa ji départ na de fi mu toll nii de moom bu ngeen yeboo tëj seeni buntu kër de bu ngeen ko séenatee te fekk waa ji boo moytuwul benn affaire bu ndaw la rek benn choc traumatique wala benn passage boo xam ne lan na ko dab rek ci biir dundam mais nit ñi enfoncé ko doguma la mais bu ñu xoolee cas bi ñu doon jàngat léegi muy cas wu femme boobu nee nañu kuy liggéey la nekk dans un service public donc ça veut dire que kooku apparemment nekk cadre donc kooku apparemment nit la boo xamante nit njaay doon dox ay soxlaam di dem di ñëw jékki-jékki bopp bi naaw donc peut-être que dalee na ko ca liggéeyu kaayam wala leneen loo waaw c'est-à-dire que mooy li ma la wax kooku c'était pas la première fois loolu dal ko c'était pas la première fois déedéet ce n'est pas la première fois sinon kenn du ko verser dans le risque de la maladie neen lañ koy tuddee nga jékki-jékki nii am chute wala perte de mémoire wala nangam loolu bokkul ak koo xam ne ay njobootam ak famille am témoigne nañ ne parfois dina ko arriver mu basculer ci loolu donc loolu ban problème lay poser mooy encadrement bi nga xam ne moom la waroon a am moom la bénéficier wu société bi bu fekkoon jël na ay mécanismes d'encadrement ku mel noonu doon mën na la daal mën na dal n'importe qui nga xam ne ab cadre la mais est-ce que tamit loolu rôle société bi la quelque part bu fekkee ne c'est kii mais pourquoi ngay demander ndax rôle société bi la mais est-ce que rôle de kii non ku mel noonu est-ce que waruñu ko dugal ci benn structure nga xam ne day am suivi waaw xam nga soxna la accompagnement waaw dugal ci structure waaw moom mujjee mais voilà dugal ci structure même daanay foofu àllu c'est-à-dire li ma ko bëgg wax mooy loolu gis nga pièce bi mooy comme def na noonu benn yoon ñaari yoon nga nañ ko yóbbu fan wala nañ ko yóbbu hôpital psychiatrique de Thiaroye yaa ngi koy basculer loo complètement dans la démence loolu moo war a mujj li war a jiitu mooy d'abord dans la maison ñu am nuñ koy gérer transmettre loolu à la société transmettre ko à son espace de travail bañ a teg ci moom bëtu dof nga
mais prévoir encadrement boo xam ne bu dérive yooyu di am dinañ ko mën a contrôler ba du yegg fenn fu mën a yegg waaye bu fekkee ku def nii rek nga jël yóbbu mais problème ngeen de te yóbbu bi da koy gën a enfoncer parce que yaa ngi koy gëmloo déjà ni moom bokkul ak ñeneen ñi deuxièmement mayoo ko benn chance pour mu génn ci loolu nga xam ne ci la nekk parce que fee bu fa demee li ci ëpp dañuy intervenir directement médication day commencer dugg te médication li ci ëpp mën naa yokk feebar waaye du ko wàññi alors que en réalité dialogue bi échange bi prise en charge sociale bi moo doon gën a efficace piqûre ya nga koy piqûre wala prise en charge clinique ba nga soo permettre man foofu lay rebondir bon léegi nañu structurer ministère de la santé ak na muy doxee loolu naa ko bàyyi ak Ansoumana lu ca biir moo ëpp sañ-sañ pour wax ko mais bu ñu xoolee en santé mentale prévention bi maanaam fagaru bi ak prise en charge bi maanaam faj bi yëpp dafa am ay sooxe ndax lenn rek lu ñuy fàtte mooy que nit xel la mais yaram la également mais tamit dundin la également mais environnement ba muy dund la également te loolu yëpp bu si nekk mën na am jeexital si xel mi ba xam ne prise en charge bi si prévention bi ak prise en charge bi dafa war a doon loo xam ne dafa holistique discipline yu nekk ñu ngi si biir man dama lay jox ay exemple yu concret pour firndeel nit dina ñëw seet si ma indil ma problème mu xel mais fekk en réalité balaa ma ciy mën intervenir il faut un travailleur social ku mel ni assistant social par exemple intervenir ba pare wala li may def du am jeexital si moom tout comme nit mën na ñëw seet si ma ci état excitation boo xam ne day laaj ñu stabiliser humeur am mais bu boobaa kër docteur daf si am liggéey bi mu war a def bu man ñooñu dama lay yóbbu par exemple hôpital nga dem seeti psychiatre parce que li nit ñi di fàtte mooy psychiatre bi médecin la day bind ay ordonnance ak ay médicaments comme ni ko professeur waxe médicament bi du ma wax ne dina yokk problème mais du dagg mbir mi si reen bi du ko dagg parce que ka ngay stabiliser ba mu stabiliser wu ba nga génn ko hôpital ne wér na boo ko delloo am na liggéey bu psychologue bi war a def si moom am na liggéey bu travailleur social bi war a def si moom am na liggéey bu société bi war a def si moom buñ ko deful si moom reen ba dañ koo dagg kenn simpee ko day jibbiwaat xam nga donc foofu dafa laaj te de plus en plus société yi def naa foofu la ñuy mujjee ci moo Covid bi ñuy gérer nii ñoo yem du affaire waa kër docteur kese discipline yëpp am nañ ci wàll léegi nag bu ñu bëggee prise en charge bi ak prévention bi dox il faut d'abord en amont comme ni ma ko waxee sànq ñun ñëpp ñu xam ne affaire bi warul nekk tabu mën na dal ku ne te ku mu dal ku ne dafa laaj taxaw ça c'est en amont mais après pour prise en charge bi il faut mu am ay équipe pluridisciplinaire il faut psychiatre yi di déggoog psychologue yi di déggoog travailleurs sociaux yi di déggoo ak ñi nga xam ne am nañ taxawaay benn bi ci biir société bi ba mën a jàppale ñooñu loolu moo koy kii xam nga psychiatre yi nag bon j'en ai beaucoup d'amis suñu ay doomu bàjjen lañ ko dañuy sant ay xeer am na suñu benn doyen d'ailleurs xam nga ko bu xoromu bu ma ko tuddee ñëpp xam ko moo gën a xoromu ci psychologue Sénégal yi moom xam na ko waaw xam nga ko keroog waxtaan nañ mooy wax ne gars ñëw sax mais malheureusement nit ki day téppatiku nga yóbbu hôpital ñu jox ay garab muy ree rek bu ree ji neexee rek ñu ne wér na rek ñu delloo kër wala ngay nelaw rek voilà muy nelaw di ree rek noonu la ko waxee effectivement ba nga xam ne dafa laaj benn lënkaloo boo xam ne bon buñ ko defee sensibilisation nit ñi pour nit ñi xam ne ñii mu dal comme ñoom la ñu meloon premièrement day am solo deuxièmement société bi ak yeneen branche yi di intervenir yëpp muy travailleurs sociaux psychologue ak psychiatre ñu travailler en énergie en synergie pour jël ko parce que ku nekk li lay décompenser la parce que mbir la bu nekk fii en compensation mu ngi ci yow mu ngi ci man mais li lay décompenser loo en fonction de fa muy jóge am na ñoo xam ne il faut ñu assister leen socialement ba socialement bu ñu stable si la ñu door a mën a stabiliser seen xel am na ñoo xam ne bon yenn crise yi mu leen di def loolu ay médicaments am na ci solo parce que kii nga xam ne man day ñëw pour ma waxtaan ak moom pour delloo si xelam
mais bu fekkee mu nekk ci benn état d'agitation bi mënatul dégg mënatul articuler normalement li muy wax mënatul élaborer maanaam na muy xalaatee. mais man li may wax foofu rek mooy est-ce que li professeur wax est-ce que xawul dangereux quelque part parce que nga bàyyi nit ki tamit ci kër gi nga ne dañ koy nañ waxtaan ak moom nañ nii ak nii muy naxante ak moom. gis nañ fi ay cas là je précise ma pensée waxuma par exemple koo xam ne violence lay manifester di dóor di rey di. non am na ñoo xam ne manifester wuñu violence professeur mais dina dem ba yóbbu leen ci acte de violence. xam nga am na ñoo xam ne mosuñu manifester benn acte de violence. dem ba ci biir même ma préciser ma pensée. xam nga fi may waxee laal la mooy tey jii yàlla mën na maa nattu. ma am lu mu dund. mën na bari jarul may lim ay exemple ci société bi loo xam ne dina ma basculer loo maanaam dootuma nekk professeur bi nga xamoon. waaye loolu au lieu ñu dimbale ma jege ma defal ma pour ma génn ci dañuy commencer na mais sa waay xel mi commencé na dem professeur philosophie bi commencé na ko ràngati finalement déglu ma rek booy dugal ci boutique bi gars yi commencé tëj boutique bi ngay dugal ci koñ bi gars yi commencé la mooy nga commencé sentir na am na beneen regard bu ñuy teg sa ko loolu lay wax maanaam loolu daf lay basculer le plus rapidement possible ça veut dire que donc je ne dis pas que koo xam ne mu ngi dóor mu ngi rey non man waxuma sax foofu am na ñoo xam ne dóoruñu saagawuñu dañu nekk ci kër yi nit ñi doon foowee naan kii moom dafa réew ba dof kii dafa réew ba dof gis nañ ko fi ba tàyyi mu xëy bés rey frère am non rey frère am nit ñi ne moom de da ko doon fowee di ko wax wala ñu ne moom de fan yee amoon na feebaru xel loolu dañ ko fii gis. xam nga li professeur di wax nii. dafa am solo. professeur parle d'une société d'écoute et de pardon. merci beaucoup maanaam il faut que ñu comprendre nit ki. et ça arrive même gis nga tey sëy bëri ngi tas tey jii. yooyu moo ko indaale. ñaar ñiy ànd. il faut kenn déglu moromam. man dama ne ñaar bu ñuy xuloo. ki mer. moo am dëgg. yow mi merul yaay fexe ba sama mer deñ. ñu daal di lëkkaloo. dëgg la mais man su ma meree yow nga mer dañuy poñewante. dëgg la parce que dégluwante wuñu. fi mu waxee ne. maanaam am na lu ko dal mu jékki-jékki rek am lu ñëw. nañ ko dimbali. amaana benn montre moo ko réer ci saa si. te amaana sax montre ba sax mi ngi ci loxo bi mu téye. mi ngi ko téye de mi ngi ko ngëpp ñu xoolal fu ne mu dugg fa tàllal mu tàllal ñu ne ko mais pourtant montre baa ngi nii rek coow li jeex na. bon soo ko dimbalewul nag mën na dem ba commencer enfoncé wu. tey nit ñaa ngi xaru lu ci bari. sëy yaa ngi tas. dama ubbi woon benn maison à Rufisque tuddee ko la maison de l'espoir et du sourire. benn jigéen mos fa ñëw du ma sanitali boobu am ku ñu yàbbal ci benn rajo. muy jooy quoi Jokko FM la dem di jooy ñu ne ko ol ansu gis nga sa jooy yi boo demee ci moom après ci fecc ngay mujjee. ndaw si ñëw suma kër dafa jooy ba sonn ma ne ko boo paree rek wax ma xam naa da nga bëgg man ma jooy man sa jooy faalewu ma ko ndaw si bi ñu waxtaanee problème bi fan la jógee. papa moo ko mere dañ ko mayee te bañ koy mayee jëkkër ji indiwul ay mbokkam loolu lépp ci waxtaan bi la génnee après. man ko sa papa amul droit di la mere moom moo la mayee te bi mu lay mayee xam na ne sa jëkkër indiwul mbokkam sa papa moo la wartoon mayee. bi mu lay mayee vous avez 18 ans nga wax. waaw 18 ans xel ko xel bu ndaw la. sa jëkkër. au lieu mu indi ay mbokkam mu dem jël benn oustaz rek indi oustaz bi sa papa mere la ci loolu te moom moo la mayee. amul sens. ma ne ko jox ma sa numéro papa gis nga ndaw si keroog bi muy génn la ma ne waa Jokko wax ni ma ne Ansu boo ko seetlee booy génn da ngay ree. da ngay ree man ci ñi ngay jëflanteel li ma bëggoon xam rek mooy ci ñi ngay jëflanteel lu gën a bari lan mooy cause première wu folie. xam nga folie. mbirum feebaru xel bu njëkk ba dañ naa wax naan drogue moo koy joxe mais tey. dog moo ci gën a néew tey li ci bay tey jafe-jafe àdduna bii gis nga inondation yi coupure ndox yi gis nii guerru Casamance bi tey Covid bi tey ji nii gis nga Covid bi bu ñu ci génnee heureusement sax man bi ma koy bind fekk na njëkkate am na ay réew yu bari yu ko préparé wu gis nga mbirum feebu xel après Covid bii dina tasaaroo parce que Covid bi dina tax ay liggéey yàqu
gis nga transporteurs yi liggéey ak actuellement artistes yi ñoo ci gën a sonn ak hôteliers yi. maanaam manque à gagner bi muy indaale ay nit danañ perte seen liggéey. absolument ay famille dana fa tas. loolu day indi feebaru xel. mais en su fàttalikul bi ñu radié les policiers en 1987. justement mais lan la quelques années après des études ont montré que ay ñu bari dañoo tàggoog seen xel basculer. fa mu commencé mooy lan soxna si ci boppam moo lay njëkk a bodi dem yoonam. xale yi nga jur seen bopp ñoom ñooy dem. parce que paa bi lekkatul naanatul enfermé na am na benn comportement bi au lieu ñu jógee comme ni mu la koy waxee tàggat ko tatagal ko may ko ay certitude mais boddi nañ ko complètement il sombre dans la démence et dans la xam nga loolu nga professeur c'est tellement important. c'est-à-dire dañ nekk ci société boo xam ne dañu manqué écoute léegi-léegi nit dina ñëw jaxasoo fekk ku ko déglu kese loo soxla des fois boo ko dégloo sax solution problème am du yow yaa ko koy wax ni muy waxee ak yow si lay élaborer solution mu mel ni dañu jékki-jékki rek sol ko solution mais pourquoi parce que may nga ko fu mu teg problème bi ba bët yi mën ko xool largement maintenant nag dina jafe si ñenn ñi parce que attends façon ndof dafa bëri léegi-léegi dinañ jàppi nit dof fekk famille ba moo dof kon dof dafa héréditaire. non waxuma loolu waxuma ne dafa héréditaire bon maintenant d'un point de vue neurologique ak yooyu am na yoo xam ne boo mën na héréditaire mais dama la bëgg a wax ne day am famille yoo xam ne day am dysfonctionnement kenn mooy porter symptôme bi non parce que li tax ma wax la loolu parfois da ngay faral dégg mu dal kenn ñu ne kii de yaayam dafa dofoon wala papaam dafa dofoon moo tax may laajte ndax dof mën na héréditaire. loolu laa lay wax généticiens yi ak neurologue yi am nañ ci xalaat ñooñ mën nañoo xam yan disposition génétique boo ko amee yan feebaru xel mën na la dal kooku c'est neurologique et génétique mais li may wax ni organisation sociale bu dysfonctionné kër gi doxul ñu jël symptôme bi sauf que professeur mu nekk dof bi kooku psychologue bu si yem am nga affaire xam nga lu tax parce que boo fajee professeur rakk ji dof c'est clair. donc pour nga génne si moo tax ma ne discipline yëpp la laaj pour nga génne si il faut une thérapie familiale famille bi ngay jël en charge remodeler famille bi xoolaat ni ñuy fonctionner ba ku nekk sa place sinon dañuy jël lépp sauf que kenn mu kàngaadu li des ci famille bi normal boo dimbalee kooku ba génn ko ci symptôme boobu mu nekkoon ci moom feeñ ci keneen yooyu yëpp ay xeetu jaxasoo la yoo xam ne moo tax il faut une approche boo xam ne vraiment même les thérapies familiales daf ci am solo aussi bien ci prévention bi ak ci kii bi pour terminer foofu rek pour wax na ne l'écoute est absolument nécessaire te en psychiatrie des fois man ci li ma constaté écoute boobu dafay manqué en général docteur dinañ def seen kéemtalaay kàttan ay médecins lañ joxe ay garab faj mais déglu ba ci war bu nit ki commencé delloo ci xalam déglu ba ci war pour réinsérer dans la société foofu lay xaw a sooxee laataa ñuy continuer ci waxtaan bi ñu ànd seetaan benn élément wu ki nga xam ne moom la ñuy woowee Fou Malade am na lu mu ci wax lu am solo ci ñooñu nga xam ne dañuy am faral di am feebaru xel ñu ànd rek déglu ko. Fou Malade turu sama benn way la woon ci album bu sama groupe génne woon en 2003 album bi tudd Dëggantaan mu amoon benn way boo xamante ne dam ko jagleloon ñi am feebaru xel. ci biir woy bi ma ci laaj Fou Malade wax ñu sax xalaat après woy bi nag mujj doon sama turu woykat man ci mouvement hip hop laa nekk hip hop mbedd dafa central dafa indispensable ni ndox mel ci garab noonu la mbedd war a mel ci inspiration wu artiste hip hop donc booy créer da ngay jël en considération lépp li nekk ci mbedd ma seetlu ni ñi am feebaru xel ñu ngi ci mbedd mi 24 heures sur 24 nekkuñu ci ay asile mu ngi tombé woon effectivement ak jamono boo xamante ne maa ngi jàngee université boobu maa ngi de 97 à 2001 maa ngi dem di def ay aller retour université yàlla defoon bu ma jëloon car rapide buntu fan lay wàcc et puis également université ma doon seetlu ci mbalit mi di fa gis ñi am feebaru xel bu may dox di dem ci biir université may gis effectivement ñu am feebaru xel loolu jox ma inspiration bindu way pour jagleel leen ko mais pour teewal leen daawuma faral di dégg ci waykatu mbalax yi wala ci yeneen waykat yi ñuy way ñooñu ma amoon inspiration bu ndaw bi nga xamante ne c'est également partie de ci benn woyu Ndiaga Mbaye bu doon wax
bi doon wax effectivement daw ku wëradi boo ko dawee ba mu xam ko mën naa yokk la ca la ko metti mais ci également benn téere bu Thierno Seydou Sall bindoon bu Thierno Seydou Sall moom la ñuy woowee le poète errant mu ngi bindoon benn téere bu tudd Këru Daf de Madhouse traduit en anglais ci boobu mu ngi ciy wax yéen a ngi ma jàppee dof fekk maa ngi nuuru seen biir xel di fa dindi seen i lënd donc paragraphe yu groupe de mots yooyu jëloon nekkoon na également yu ma emprunté dugal ko ci biir texte boobu parce que ay éléments la yu ma inspiré woon. ñun rapport bi ñu am ak feebaru xel mooy déjà boo amee feebaru xel rek da ngay teg gàcce sa waa kër dañ lay rusa wone lu jaaduwul la parce que souvent sax même bu fekkee mongol nga ci biir kër bëri na kër yu lay ber man expérience bi ma ci am dama ko ci santé sama waa kër parce que dafa amoon ñu dofoon ci koñ bi mais balaa ñuy dof kër ga lañ doon fréquenté mais bi ñu dofee également continuer dëkk kër ga ñun dañ doon añandoog ñoom di bokk ak ñoom potu ndaal di bokk ak ñoom fu ñuy tëdd et cetera parce que mënuñu leen woon pour ñun ñoom soxla nañ assistance sociale non seulement société bi boo amul wala boo melul nenn ni dañ lay exclure mën na nekk li lay yóbbu ci feebaru xel parce que exclusion sociale mën na indi déviance mën na pousse nit ki ci yenn yi moo tax foog ñu xoolaat suñu rapport à la réussite li ñuy woowee que nous sommes des sociétés solidaires je pense que c'est une solidarité très hypocrite il faut que ñu reconsidérer ko ba pare un malade mental en Afrique doit vivre avec les gens il ne doit pas être à l'hôpital parce que l'asile c'est aussi une forme d'isolement asile c'est une autre beneen exclusion la. waaw kay dégg ngeen élément bi wax na ko nee na dugal nit ci asile c'est une forme d'isolation donc lan moo war a nekk solution bi pour taxawu ñooñu nga xam ne dañu am feebaru xel. xam nga tey li mu wax noonu li professeur Songe wax sànq def naa ne professeur aussi wax na ko le psychologue conseiller su toog wax na que la psychiatrie ne soigne pas. psychiatrie du faj. dafa mel ni rek oto bu paan ñun ñëpp bi ñu nekkee xale oto daan na paan ñu oo ñu ne booy kaay ngeen pousse ñu. bu ñu poussé oto bi ba waa ji manipuler ba oto bi tàkk ñu ñëpp dañuy taxaw parfois ñu taxaw mais ñu weccee parfois mu ta oto daal di dem yoonam. psychiatrie day pousse après waa ji mooy démarrer. la koy démarrer nag loolu leneen la foofu nag la psychiatrie tële foofu ñun bi ñu jóg en 2000 dañuy ñëw gis ne ay dof ñu ci mbedd mi taxawaalu. bari noonu. ñu ne lii day bu yàggee dina nekk source d'insécurité kon il faut ñu am fu ñu leen dugal. man ma toog ay weer man Ansoumana Dione ma toog ay weer Tëngéej man ak sama grand frère Moussa Dione nekk ci Congo nekkoon Sococim su ma xëyee suba ba ngoon jot du ma jóg nekk ci samay këyit di bind rek ba benn instant sax Moussa foog ne sax man sax dama am problème. parce que nga nekk sa frère mu lay ñaan ay rang papier mu lay ñaan papier le matin day bind su ngoonee mu xotti. te man maa topp ci moom te xam na ma. mu ne mais Anse yow qu'est-ce que tu fais mag li nga def de yaa ngi koy def chaque jour mu ne ma la ma ne ko waaw mu ne ma non yow da ngay xëy di bind su ngoon a nga xotti ma ne ko waaw yow vous le faites tous les jours. mu ne ma lan mooy loolu ma ne ko saa boo xëy di nga ndékki di nga añ di nga reer la ngay lekk sa yaram daf koy togg la baax ñu koy tuddee bile alimentaire mu dem dans le sang. leneen li mooy dem dans les toilettes. damay ma ne ko je suis dans un projet damay étudier su ma xëyee damay bind le soir ma def synthèse ma xotti papier yi leneen li ma tëy ka ma wan ko yi nga xam ne moom laa résumé. bi mu lii di mën ma tu veux travailler pour les malades mentaux mën ko wéy mu ne man Ansu dama la bëggoon utal liggéey Sococim ma ne ko neel Sococim bu ñu ma soxlaa DG Sococim nee leen sama rakk nee na soxlawu ko ma ne ko Moussa
liggéey bi ma am nii moo ma gënal bépp liggéey ci àdduna. parce que man nit laa fonk. sama moromu nit ci mbedd mi mënuma ko accepter. man leneen lu ma bëggoon rek ñu waxtaan tuuti mooy au-delà de la stigmatisation bi leen di def nii am na ay croyances populaires yoo xamante ne ni entouré na un peu ñi ñuy woowee dof par exemple yenn yu ñu la naan soo àndee ak dof bu jigéen da ngay am alal ak affaire yooyu. yooyu jam sañu si sos jaruñu ciy sori. li am solo tey émission bi tey li ma ci bëgg mooy bu ñu ci génnee. ñu toppatoo dof yi. gis nga le projet là bi may étudier lii la jur. c'est un centre d'accueil de soins et de réinsertion basé à Kaolack. un centre d'accueil de soins et de réinsertion muy 3 parties. centre baa ngi nii Ablaye Wade moo ñu ko tabaxal. def ko nii. dama jël sama adduna yëpp def ko ci lii. en 2001 la am terrain à Kaolack man maa toog ak le maire Ibrahima Bey. en 2002 ma am audience ak président Ablaye Wade. mu ne ma lan nga bëgg. imaginez-vous un jeune toog ak président Ablaye Wade mu ne la lan nga bëgg. ma femme laa wax Ndeye Mbarame Dabo maa ngi ko nuyu au passage Mami Dabo une dame très courageuse. yow ku nopp sa jabar. mu ne ma xam nga parfois la may wax. ñàkk fayda. Ablaye Wade ne la lan nga bëgg. nga naan ko hôpital. man nag waaw. li ma tax di yuuxu sur tous les toits ba mu yegg ci Abdoulaye Wade su ma ko xul rek nekkuma góor centre baa ngi nii ñu tabax ko en 2004 en 2013 en 2012 le président Macky Sall est venu au pouvoir ñu tëj centre bi ba fi may waxee nii heureusement le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a compris la directrice générale de l'action sociale Aram Top Sen a compris ils ont fait un document mu ngi ci table ministre bi pour ñu delloo ñu kër gi pour ñu mën a jël ñu am feebar xel yóbbu leen fii xam nga lan la fii nii fii dañ lay accueillir architecte bi ko defar Aboubacry Gueye dafa def concept 3D dalal delloosil dooleel dalal qui veut dire accueil delloosil qui veut dire soin dooleel qui veut dire réinsertion moo tax centre bi c'est construit en nu accueil nii soin et réinsertion muy 3 parties ñii nag bi ñëwee dañu dindi les 2 parties accueil et soin ñu ne dañuy réinsérer moom la gars yi ne def te ba tey nag moo tax ba tey amuñu ku ñu réinsérer émission bi ñun suñ fi nekkoon te amul caméra duñ ko tuddee émission su fi caméra yi nekkoon te invité néew fi duñ ko tuddee émission un centre d'accueil et de soins et de réinsertion nga ne noonu da ngay réinsérer te gisoo koo réinsérer alors que ña nga war a réinsérer ils sont dans les rues moo tax lii tey président Macky Sall moo ci war a intervenir gannaaw ba Abdoulaye Diouf Sarr pare Abdoulaye Diouf Sarr le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a fait son travail. et il a fait son travail nangu na pour accompagner ñu mais nag dafay jaadu que le président de la République mi nekk le président de tous les Sénégalais y compris ces malades mentaux errants barki dem gis nañ ko muy jëmbat garab sukk muy lu rafet ñu koy rafetlu waaye doon na rafet lool tamit nag président Macky Sall jublu si ñi amee feebaru xel jàppale leen surtout que moom fekk na ma hôpital psychiatrique bu Thiaroye entre les 2 tours de la présidentielle de 2012 j'ai vu le président Macky Sall entouré de ses gardes du corps à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye je vais faire benn anecdote tey jii wala benn révélation muy les Haalpulaar Tukulóor en 2001 congrès santé mentale non en 2000 premier congrès panafricain de santé mentale 120 pays daje fii au Sénégal ñu def hôpital psychiatrique bu Thiaroye les experts ont vu dans toutes les salles Mbadda on selli kon da nga bëgg ne Haalpulaar yi ñoom ñoo gën a sujet à cette maladie. j'ai dit Haalpulaar yi ñooy gën a toppatoo seen mbokk ñoom feebaru xel. dof Tukulóor bariwul ci mbedd muy taxawaalu. dañuy toppatoo seen ay mbokk. Haalpulaar Tukulóor man suma grand frère amoon na feebaru xel mosul taxawaalu Salif Dione mosul taxawaalu ñun ay soose lañu. Mandeng Tukulóor mais Tukulóor moom moo jël paie
tukulóor boo demee ci Fuuta. di ngay gis dof boo xam ni dañ koy jox tool takkal ko jabar loolu mooy dem ba wéral ko ba wéral ko. président Macky Sall xam na psychiatrie xam na mbirum feebaru xel na ma dalal man Ansoumana Dione c'est un plaidoyer que je fais. waaw na ma dalal dégg na la incha allah na ma dalal ñu waxtaanee mbirum feebaru xel il y a tout un programme. gis nga Sénégal bu ñu réglé wul lay xel yi. accident yi du fi jógee. agression yi du fi jógee man mënuma comprendre pour ñaar téeméeri dërëm pour juróomi dërëm ñu génnee paaka rey ñun bi ñu nekkee xale di xeex daaw ñu atte de dañu daan bàyyi ñu kurpañete ba doyal ñun ñu doon kurpañete ñooy lëngante dox ñooy nekk après ay meilleurs amis après mais fii xale yu góor yi tey ku ci yow sañoo toog nga seetal ay xale yu góor yi xeex paaka la ñuy génne léegi jamante moo tax sax nga dégg ne jam nañ diw loolu yëpp c'est des problèmes de santé mentale. Professeur man dañuy faral di gis souvent ñu naan problème de santé mentale jigéen ñi la gën a yomb ndax loolu dafa am explication. non loolu moom amul explication bu. est-ce que dëgg la d'abord ne que y a plus de femmes yoo xamante ne dañuy am déficience mentale que góor. xam nga ku mel ni man boo ko laajee yooyu problème yi mooy am xam nga da nga ne problème mu santé mentale jigéen ñi lay gën a dal que kii après nga ne déficience mentale xam nga. loolu nag yooyu yëpp dafa wute. mooy problème bi mooy problème boo toogee ak un spécialiste. seulement ñun ni ñu utiliser mots yi dafa xaw a doy waar. xam nga boo ne déficience dafa am lu muy signifier pour ñun. dëgg la bon statistiquement yembadi mooy déficience. voilà. léegi statistiquement dara wanewul ne ci jigéen ñi la ëpp wala ci góor ñi maintenant am na xeetu feebar yoo xam ne góor lay gën a yeb am yoo xam ne jigéen lay gën a yeb loolu lu ko waral parce que problème culture ak éducation la parce que nit ki ni muy wayale xelam mu ngi dépendre si ni ñu koy yare ak ci environnement bi mu dund te ni ñuy yare jigéen ak ni ñuy yare góor en général du benn donc c'est un mécanisme de défense dama jàppale si question bi bu leen dara songee fa ñuy jële si seen biir à l'intérieur de même pour se défendre léegi mun naa wuute selon que culture bii lañ bokk wala fële li ngay wax noonu ce n'est par exemple am na culture yoo xam ne ñoo gën a mën a toppatoo seen malade mental foofu la jógee parce que am na lu ñu insérer si seen culture qui leur permettre ñu am attitude positive yooyu quoi problème mu sa concept bi baax na xamul tax parce que ñett yooyu ñooy ànd c'est ça benn boo si dindi rek am na lu manqué ci chaîne bi te malal parce que mooy prétexte deuxième partie bi quoi dafa am wax lu am solo quoi quand il dit place malades mentaux yi du institution psychiatrique waruñu leen asile foofu du dëkkuwaay fu ñu war a jaar la boo fa jaaree ba pare da nga war a génne da nga war a dellu ci société bi dans nos coutumes nos cultures ñun mais am na ay instances yu ñu doon doxale yoo xam ne ñett yi nga wax accueil soin insertion mais dañ daan ànd ci fukki fan ak juróom wala ndëpp lan la ndëpp mais ndëpp du dara lu dul dynamique de réinsertion sociale c'est ça nit ki dem na ba xamatul place ci société bi dans l'imaginaire société bi am na nu ñu concevoir ndëpp non seulement pendant jour yi ñuy ndëpp dañuy faj mais également dañuy préparer réinsertion sociale nit ki mais en fait pencu fan yi daan am fii mais li ko laloon xam nga nag des fois ñun dañuy am ay problème bàyyi tubaab yi duñu ko xalaatal mais tubaab yi ko xalaatoon fii mais ils n'ont rien inventé dañu ñëw ci suñu biir culture gis ay mécanismes réinsertion sociale ñu jël ko organiser ko institutionnaliser ko moo doonoon pencum fan insertion sociale boobu damay dellu si li Malal wax également parce que Malal li mu wax dafa bëri lu am solo ñooñu nga xam ne bi ñu seen xel laata dem seen kër lañ doon nekk di añ ak ñoom bi seen xel demee ñu continuer ñëw di fa añ ak ñoom gis nga le fait que ñu continuer ñëw recherche lien social la bu leen ñoom Malal coupé looloon lien social boobu c'est fini si mbedd bi la ñuy mujjee définitivement te na nga ko seetlu boo demee dof bi nekk sa koñ wala fi nekk feneen lu xelam dem am na mag mu xàmmee moo xam ne buy wax ak moom waxi nit lay wax ak moom est-ce que lu ngeen loolu ñu naan diw de moom day Lalla rek lay waxal bu déconné sax ñu ne woowu leen Lalla ak yu mel noonu ça veut dire que
dem bi du dem ba jeex. dina am toujours foofu nag la ñuy soxla ku leen yor buum. c'est ça parce que dañu surux si kàmm. ku leen yor buum bañ jàppandu si rek. mën nañ dellu si moo tax yooyu yëpp dafa war a ànd. accueil soin réinsertion. léegi nag mu des ne man dafa am commissaire de police bu ma dëkkaloon ay jamono quoi. xam nga rek boobu ay xale yu góor rek gën nañ nekk jeune. bu ñu liggéeyee ba wàcc bu ñu toogee di naan ataaya bon il faut ñu échanger suñu liggéey. dafa daan ñëw man de am naa fi kaa nangam man ma toog naan ko est-ce que seetlu nga si moom nangam est-ce que wax nga ak si moom nangam. est-ce que mu ne ma pourtant wax nga dëgg mais mu jógee un jour dafa ma tàcc woo bokkul na ma ku la topp kenn du tëj kenn. xam nga parce que également nit ki li mu def dafa am lu ko def loo. il faut nga essayer comprendre lu ko def loolu. door a xam place am. boo xamee li ko def loolu si ngay xam ndax kii dañoo war a jël faji wala kii dañoo war a jël tëj ci kaso bi. wala kii dañoo war a waxtaan ak moom mu dellu si. donc yooyu yëpp dañ ko xaw a manqué daal. waaw espérons que yii nag dina tax seen émission yu mel nii encore une fois merci. dina tax nit ñi bàyyi xel si loolu. ba nga xam ne balaa nit ki di ràngatiku. dinañ ko mën a offrir table d'écoute boo xam ne. au moins yenn problème yi nañ ko mën a góol. bu demee ba pare. dinañ am circuit yu ñu ko mën a jaaral tamit ba delloo si ko si. parce que rien n'est totalement perdu gis nga doomu aadama. si biir société ak bu mu mën a doon. am na njariñ. problème ba seetal njariñ gi rek. teg ko fa mu war a jariñ. professeur ñun dañuy faral di leen comme li mu wax léegi au lieu ñu bàyyi leen ñu ñëw dañ leen di ragal boo gisee dof si mbedd bi yaa ngi koy daw parce que xëy na da ngay ragal mu tibb suuf sotti la wala mu jël xeer dóor la am na sax ñu naan dof bu la dóoree da ngay fayu sinon. boo moytu yow it da ngay dof. waaw loolu ay croyance populaire la loolu moom ku nekk xam na ne tegul fenn waaye mooy li ñu wax rek dañ koy bamtuwaat. comme ni la ko docteur léegi waxee Alioune c'est-à-dire que rupture totale avec la réalité amul. il y a toujours un pan de réalité qui le concerne. dama koy confirmer am nañu benn ndongo ñoo ko jàngal lycée Limamoulaye. il est agité il est violent il est truc gis nga bu ma rombee. mu naan la gijal ci alxuraan xam nga lu muy wax. et Descartes affaire yooyu nit ci nangam c'est-à-dire que. fàtte na sama tur. bu wax professeur Sogé bu wax loolu. mais le fait que bu ma rombee ak lu mu agité day taxaw tuuti 2 secondes ne Descartes tudd benn turu philosophe ça veut dire que vaguement man sama image mu ngi koy renvoyer à son professeur de philosophie. donc kooku boo ko dimbalee tuuti. xëy na boo moytul mu dellu si. kon fi may mujjee rek mooy fi nga xam ne foofu la Ansu génn ak ñëpp. mooy que encore une fois. nañu préparer wu à les accueillir et à les accompagner. et également ñu débarrasser wu de cette conspiration bi nga xam ne ñun dañoo agressif ba mu ëpp. du ñu may kenn chance am. fii daal booy wëree yeewu mën a faj ay gàcce dog ay bu mu gàcce comme ni ñu koy waxee kazalika waaye bu la lompoñ dalee ñu boddi la tukkal la ci biir kon na société bi nekk comme ni mu ko waxee une société d'écoute une société de tolérance une société de pardon. exemple bi mu joxe man mi sur le plan professionnel am naa ko lan la. am na koo xam ne xale bu jigéen xam nga ñun jàngalekat yàlla daf ñuy nattoo genre assistants sociaux ambulants lañ naturellement. am na ñoo xam ne dañuy identifier ak yow. xale bu jigéen boo xam ne Aliou elle a failli se suicider ci affaire u ëmbal. tuuti mu rangate ko complètement mais ma seetlu ko am nu ma ko xamee woon interroger ay performance scolaire am attitude dem ci biir classe bi ma xam ne kii am na problème. mais ba ma ko jegee mu ne ma man ça fait 1 mois fanaanatuma sama kër. ça veut dire que déjà dans sa propre maison aidé wuñ ko pour génne ko ci situation boobu. mais bodd bi sanction baay ji sanction yaay ji. poids bi disoon na ci moom booboo moytul elle aurait presque basculé dans la démence heureusement bi mu ñëwee muy ci man ak ñeneen ñi ma ko booleel ñu waxtaan ak moom boole kook l'assistante sociale du lycée boole kook ak ñeneen ak ñeneen ñu dem bu ca kër ga waxtaan ak ñoom dimbale ko récupérer ko ba mu yegg li mais kooku boo ko bàyyi woon bu amuloon chance boobu assistance sociaux yooyu ko wër jàpp ko teel a détecté si ñi mais kon boo moytul heure bi xaru na wala mu sombre dans la violence kon loolu li muy wundu yëpp nañ gën a déglu nañ gën a tolérant nañ gën a baalante nañ gën a soppante te mu bañ a doon ci ay wax rek waaye mu doon ci li nga xam ne moom mooy jëf. Ansoumana juste rek avant ñu tëj comme yow da nga nekk ci kuréel dama bëggoon a xam ndax dafa am benn tranche d'âge boo xamante ne ñoom la problème jafe-jafe xel di gën a song. tey amul maanaam bépp tranche d'âge xale bu tuuti liir sax dana am. liir dana am problème xel. xale bu ndaw xale bu góor. bu demee ba nekk paa. war nga nekk mère.
amul benn tendance boo xam ne mucc na ci mbirum feebaru xel. loolu da lay wan ne kon feebaru xel day gu am même soo ko amul en tant que jeune. ñu ngi lay xaar ci boo nekkee mag. gis nga affaire ñu ne ci mbedd mi tey. waaw mais est-ce que feebaru xel dafay réduire sa espérance de vie. mën na ko sax yokk mën na yokk espérance de vie xoolal tey ñu ne si mbedd mi. amagul kenn ku ci amagum Covid. lan moo waral loolu nee naa nañ ko jàngat ñoom seen xel dafa déréglé wu. ku am feebaru xel mën na lekk ci mbalit mi. ku am feebaru xel day toog ay fan du lekk. day toog ay fan du naan ñun fu nekk ne ku ci toog ñaari fan lekk lu am problème. donc ñoom seen mbir dafa xaw doy waar mais fi may waxee ci mbir ñu ne si mbedd mi dama bëgg indi benn leeral. ñu nekk ci mbedd mi. am feebaru xel état bu Sénégal mënu leen jël en charge. ministère de la santé mënu leen jël en charge parce que hôpital psychiatrique bu Thiaroye yi moo fi nekk. te amuñ fa place. man ba ma tàmbalee en 2000. laa gis boobu constat. ma def uti suñu kër bopp. tey kër gii suñu kuréel gii di association bi. la état war a dooleel man su fekkee ne dama war a yow laa la. da nga am soxla Tëngéej. waaw te mënoo dem Tëngéej. am benn colis boo war a yóbbu Tëngéej. professeur war a ñibbi Tëngéej. waaw ndax da nga ko koy jox wala doo koy jox fekk yow mën na dem moom mu bëgg dem te amul paas moom. da nga koy jox colis bi jox ko paas mu yóbbul la ko. tey mbirum feebaru xel ñi ne si mbedd bi noonu la demee état bi moom moo attanul mbir mi te mënu ko waaye am na ay moyens association bi amul ay moyens na ko jox ay moyens mu liggéeyu état. ñi ne si mbedd mi. ñi ne ci kër yi. dans les prisons ba ci sénégalais yi nekk bitim réew. en France en Allemagne aux États-Unis dans la sous-région ay doomu Sénégal ñu ngi ci biti amee feebaru xel. suñu kuréel gii moo leen war a toppatoo dama ko wax bàkki démb ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye daf ma woo téléphone Aly Ngouille Ndiaye ma ko ci félicité di ko ci remercier ci loolu ma ne ko day tey ñun ñooy bras armé état bu Sénégal président Macky Sall rek la ñuy xaar pour mu def liggéeyam lu tuuti la nag parce que tey bu dee xaalis la am nañ ay partenaires am nañ ay soppe yoo xam ne pare nañ pour def seen alal ci ñu amee feebaru xel parce que le sénégalais moo bëgg def lu baax tey bu ñu ubbi woon centre bi teg ko suñu loxo daañuy def liggéey boo xam te ne démb lañu wax na tàmbali ñi jël ñu ne si mbedd mi parce que le 10 octobre bii di ñëw le 10 octobre 2020 bu ñu sañoon ñu présenter président Macky Sall premier contingent wu ñu ñuy génnee ci mbedd mi faj leen mais nag loolu pour que mu am léegi lañ leen di commencer jël yóbbu leen Kaolack bu ko defee le 10 octobre Sénégal yëpp gis ne président Macky Sall kat commencé na génne ñu ne ci mbedd mi un secret wax naa ko Abdoulaye Diouf Sarr le 20 mars. le 20 mars bu ñu toppatoo ñu amee feebaru xel heureusement que khalife général des mourides des Tidianes wax na ko nañu def ay ñaan def ay sacrifice contre la Covid bu ñu toppatoo ñu amee feebaru xel. man Ansoumana Dione su ma baat ci kaw. yàlla dana kontaan ci askan bu Sénégal jëlee fi feebaru jëlee fi Covid 19 bi. kon nag dégg ngeen ko nañ leen toppatoo ndax feebar bi sonal nañu ñun ñëpp ndax ñu mun fi jógee ci gaaw ñu ngi suñu jeexital émission xanaa di leen remercier rek ci seen taxawaay ak ni ngeen ñëwee répondre ci invitation bi xanaa professeur ma bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw bon man li may tàggatoo rek xëy na un message lay doon pour wax ne jombul kenn mais am na ñoo xam ne nag nañuy seetlu wante ci suñu biir daal parce que nit ki boo ko dul seetlu doo gaaw a xam li ko dal seetlu boobu yëpp mooy nañuy seetlu wante waxuma ñaawante njortu suñu biir de mais seetlu wante ku nekk am na foo mën a féete nit ki la gën a jegeñ ba lu koy jaxase buy ñëw nga mën ko góolu parce que mbir la yoo xam ne loo ci gën a teel a jóg rek gën ci am ndam quoi. gën ci pare un dernier message professeur. waaw dernier message mooy ni mu ko wax rek ñu dimbalante dégluwante
tooñ yéen soxna yi parce que góor yi yaakaar naa ñoo ëpp li ñuy ràngate parce que gars yi dañuy dangi ñoom xam nga sama gars yi yeewu 4 heures 5 heures du matin nekk ci àll bi ba minuit buñ ñëwee au lieu ngeen tatagal leen au lieu ngeen defal leen boo moytul dafa am foo jaaroon yow liggéey rek daxul nga ne ci àll bi mais yéen yooyu mooy yóbbu xelu jigéen ñi yéen a leen di dofloo moo tax yaa ngi naan est-ce que jigéen ñee ëpp ñi tàggoog seen xel yaa gën a xam ne góor ñi ñoo ëpp li ñu ràngate li nga koy waxee te yéen a leen ràngate li ci ëpp kon na ngeen leen dimbale yan wi diis na defal leen mais tooñ la rek ñun ñëpp ñoo war a jàppalante di la féliciter également ci thème bi nga choisir parce que yaa ko tànnal sa bopp du man du keneen loolu wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu parce que thème bu original la ba pare dëppoo comme ni ko ñoom gaa ñu waxee ak loo xam ne soxla askan wi la waaye ñi ciy àddu bariwul kon félicitations à toi bi am initiative yi abordé thème bi nga xam ne dina baax ci askan wi ñu ñaan comme ni ko Ansu waxee mu créé benn déclic psychologique boo xam ne dinañ soppi ni ñuy gisee mbir moom félicitations yéen ñi ñëwoon tamit répondre à l'invitation merci beaucoup Ansoumana Dione ñu ngi lay remercier bu baax ci sa taxawaay gis nañ disponibilité bi nga ci am ak ni nga gaawee di ñëw pour fekkee émission bi di remercier d'abord toute l'équipe digitale l'équipe technique les journalistes pour la réalisation de cette émission di leen jox rendez-vous mardi prochain d'ici là bonne suite des programmes sur ITV